d'abord ñu ngi sant yàlla bu baax di leen ziar di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan particulièrement nag sama collègue artistes comédiens yi ma leen di ziar bu baax leen nuyu ci bis bi ñu bokk. Contexte ren bi déggoo mbumbaay xumbaay amul kenn sañu ko kenn waru ko def je pense que ni man personnellement li ma gën a apaisé mooy théâtre fort na trop ci man mais bu ñu demee ba ni julli yi tere nañ ko mbooloo yi waruñu daje. bu ñu demee ba lu toll ni jàkka yi ñu fi tëj ko bu ñu demee ba lu toll ni championnat yu gën a mag en Espagne en Italie et partout ñu tëj booy xool activités yi gën a am solo yi gën a nekk yuy dugal xaalis ci àdduna bi ñu ne kenn du ko def kon man bettuma le fait que ñu ne théâtre cette année-ci kenn du ko def. contexte boobu donc apaisé wu naa bien avant sax ñuy wax loolu surtout que bi ñu toogee ci comité de relance du théâtre sénégalais. ak waa direction des arts dañu waxtaan ñu xam ne que ren dina métti te boobu li ma lay wax nii le président de la république génneegul sax note boo xamante ni dafay indi couvre-feu yi ak yu demee noonu mais on avait senti que feebar bi am na mbooloo yu mënul am il faut ñu changer formule te effectivement loolu na ñu mujjee quoi ñu ngi koy féete nag mais à notre façon voilà. sensibilisation bi wala ci traitement bi wala ci moytu yéen en tant qu'artiste lan ngeen wax pour sensibiliser askan xam nga bi affaire bi amee je pense bi mu amee ci début weer bi le ministre de la santé Abdoulaye Diop dafa woo le ministre de la santé dafa woo le ministre de la culture monsieur Abdoulaye Diop moom aussi mu woo ñu ñun les acteurs culturels xam ne am nañu baat ci dëkk bi. mu woo ñu benn rencontre boo xamante ni ñu ngi ko defee Grand Théâtre ñu expliquer ñu wax ñu li nga xamante ni moom la ñuy xaar ci ñun mais aussi gën ñu yee ci feebar bi wax ñu ci lu bari bari loo xamante ni après à partir de ce moment ñun jël nañ suñu ay responsabilités parce que dañu yor njaboot yor ay soppe yor ay collègues te ku ci nekk ci ñun rek vecteur de communication nga donc ñun ñëpp ñu waxtaanee ko suñu biir je pense que après jour boobu rek yombul ay fan. nga gis ku nekk si ñun def na ay vidéo yoo xamante ni ñu ngi koy posté ci suñu statut yi ci vers Instagram ak yu demee noonu ak Facebook réseaux sociaux yi daal la ñu utiliser jàllale li nga xamante ni moom mooy suñu communication waxtaan tuuti ci feebar bi. am na ci sensible loon nag mooy mënuñu wax ci feebar bi de façon technique parce que loolu docteurs yi ñoo ko moom ak ñiy liggéey ci wàllu santé mais ci wàllu nit en tant que tel sensibiliser nañ ci ni ñu mëne parce que set moom boo ko waxee du wàllu professionnel bi du wàllu technique du wàllu dara wàllu nit la. wàllu booy sëqat defal nii wàllu nit la wàllu feebar bi am na boo jigee nit ki 1 mètre mën na la ko wàll waxu nit la bu ñu mën a dégg mbooloo yi dee ko moytu boo duggee sa kër day raxasu wala ngay utiliser ay gel ak yu demee noonu loolu waxu nit la pour man c'est même pas technique te loolu ci la ñuy sukkandiku di wax gars yi di aar nit ñi d'autant plus que ñoom ñu ngi xool image yi à travers la télé à travers les réseaux sociaux ku nekk xam na danger bi nekk ci feebar bi donc ñun on a essayé de faire ça et on a joué notre partition boobu ba tey suñu vidéo yi ñu ngi jàll et je pense que marqué nañ société bi ren de la façon la plus objective ba ñu xam ni comédiens yi du simplement dañuy ñëw rek pour animer la galerie dem seen yoon mais am na lu ñu mën a waxtaan ak population bi def nañ ko. chaque 27 mars lañ koy célébré bu dul xumbaay yeeg mumbaay yi daan ngeen am habitude seen ministre bi daan leen di recevoir. ndax daan ngeen di wax seen i doléances ndax gis nañ ne am na ñoo xamante ne ils ont fait les beaux jours du théâtre tey dem nañ ba manqué dem ba soxla ndimbal dem ba feebar amul benn prise en charge. xam nga chaque année journée mondiale bi du rek ñëw gars yi joué après ñu dem ñibbi chaque année dafay nekk si ñun occasion pour ñu waxtaan suñu biir xool li dox li doxul li ko war a doxal ak li tax doxul. yooyu yëpp dañ koy waxtaanee ci ay panel dañ koy waxtaanee ci ay suñu biir pour jéem a trouver ay saafara ci jàngoro boobu nga xamante ne moom la théâtre bi di dund loolu yàgg na beneen bi mooy bëgguma appesantir totalement ci ñi nga xamante ni suñu ay kilifa lañ feebar wala suñu ay kilifa lañ amuñu prise en charge ak yu demee noonu ñaata mécanicien ñoo fi nekk màgget te amuñu prise en charge ñaata menuisier ñoo fi nekk ay mag te amuñu prise en charge ñaata doomu aadama ñoo fi nekk ay mag xëy na am ay difficultés donc benn comédien bu fekkee am na difficulté les gens en parlent
je me dis il y a problème parce que simplement jàppewuñu artistes yi comme de véritables nit comme tout le monde dafa war a feebar artiste dafa war a am ay problème artiste dafa war a toog di dund loo xamante ni et cetera la même chose que doomu aadama yi noonu lañ koy dundee ñun nag ñoo choisir nekk des gens des médias lu ñu dal rek dafay fës lu ñu dal dafay fës ñëpp a koy gis ñëppay xam ne ñu ngi sonn ñëppay xam ne lekkuñu ñëppay xam ne naanuñu mais il y a combien de personnes dans ce pays qui se trouvent ci situation boobu ok néanmoins ñun suñu objectif te boo xoolee bu baax loolu wàññeeku na mooy bruit yooyu la ñuy tere ñun suñu biir dañ koy xeex saa su nekk ñu ngi jéem à notre niveau ak suñu ay moyens yu néew di xool naka lañ koy lijjantee te ma Samba du yëg ma Demba du yëg kenn dootul taxaw ci télé bi di wax damay nangam damay yeelwaan nii damay nangam nii dem parce que ñu ngi jéem ci suñu biir selon nos moyens maintenant ça n'empêche que état bi war a jàppale ministère de la culture pour que ñi nga xamante ni ñoo ci nekk di ko def ñu jox leen seen jox leen cër bi nga xamante ni moom la ñu moom tey jii tu peux pas lu mel ni tey jii aujourd'hui même le président de la République est en train de recevoir les communicateurs traditionnels c'est pas méchant mi ngi recevoir disons waa Synpics mi ngi recevoir disons démb société civile ak yu demee noonu ñoom ñëpp y a aucun souci tey mi ngi recevoir des artistes mais culture urbaine rek le président de la République recevoir je pense que ni dans un pays boo xamante ni fii la toll nii ñun les artistes comédiens amul kenn kuñ ci ëpp cër ci wàllu kàllaama ci wàllu wax boo ko weddee gëstul ñaata série télévisée ñoo am ci dëkk bi ci télévision yi ñaata série ñooy daw ci site internet yi donc man je pense que ne li comédiens yi di bouffer ci heure ci ay minutes di ko waxtaan ak société bi amul beneen pàcc boo xamante ni def na ko donc ñun bokkoon nañ ci ñi nga xamante ni le président de la République war nañu recevoir ñu wax ko suñu xalaat wax ko tamit fi ñu commencé ak fi ñu yem xaaruñu aussi simplement que président bi dinañu woo wala duñu def non ñun commencé nañ def parce que wareef la ci ñun ñu def ko mais rafetoon na moment bi bu ñu woowee waa culture urbaine woo ñeneen noonu mu ne nañu woo les artistes comédiens ñu ñëw taxaw ñoom tamit am nañ ci cër parce que xale yi koo ci wax tey jii koo ci wax laa la wax en grande partie presque 15% wala 20% duñ tudd ñeneen te tuddaluñ la kenn koo xamante ni théâtre lay def kon ñun vecteur de communication lañ bu am solo boo xamante ni président waroon na ci bàyyi xel foofu la affaire bi commencé sooke bi ci des mooy dafa mel ni ñi ñu war a taxaw nag nekk ci kaw xëy na ñoom it am na fu ñuy sooxee wala non dama ni je veux dire waaw kay foofu laa jëm moo tax ma ni non dama bëggoon expliquer leneen maanaam dama jàpp ni bu dul ñooñu ci ñun la foofu laa jëmoon bu dul ñi ñu war a taxaw ñun artistes comédiens yi ci ñun la parce que le problème mënoo yow dara dal la nga non diw moo ma ko tekk rek tax jàpp sa njàmbur quoi mel ni yow amoo ci responsabilité comprendre nga tey jii man sama gis-gis on n'est pas obligé ñu ànd pour defar parce que boo xoolee situation bu dëkk bi exemple la le président Macky Sall àndul ak opposition bi te pourtant ñu ngi dajaloo pour parce que am nañ benn mentalité boo xamante ni bu ñu booloowul bu opposition bi ñëwul lii ñuy liggéey ñu dugal seen loxo seen affaire la bu dëkk bi suuxee ñoom duñ ko tal ñun la même chose nous sommes des artistes comédiens même bu ñu àndul ci lii àndul ci lee war nañ mën a bokk bëgg-bëgg di xàccandoo di dóorandoo quand l'intérêt de l'artiste est en jeu te moment bi loolu moom moo jot donc man ciblé wu ma ni président nangam rek loolu benn 0% la wala 1% la le ministère de tutelle la même chose mais à 90% ñun suñu ay responsabilité ci la bokk parce que culture urbaine bi ñu woo peut-être tu te dis que ne lu rappeurs yi am ay jaxasoo xaj na bu ñu demee ba war a wax dañuy wax même langage bi et loolu moom mooy suñu problème bi ci des mooy du ARCO rek moo nekk fii comme association il y a Thiada il y a yeneen ak yeneen yoo xamante ni am na fii si dëkk bi ñoom ñaar dañuy complété ba pare aussi am na artistes yu bëri yoo xamante ni bokkuñu Thiada bokkuñu ARCO te ñooñu aussi ci kii bi lañ bokk secteur théâtral bi lañ bokk ñoom ñëpp dañ leen war a woo ñëpp toog ñu waxtaanee ko am ku ñuy waxal am ku ñuy demal am ku ñuy taxawal je pense que tant que arrivé wuñu à ça ñun tamit j'ai bien peur que dinañ woo ñeneen ñi après duñu woo quoi surtout que aussi ñun dañoo xaw a ñàkk fayda tamit ñun duñu grève ñun duñu takk brassard rouge ñun duñu mer duñu lakk pneu duñu saaga ñun dañu am suñu méthode bopp boo xoolee artiste comédien loolu la baaxee xamul ay yenn agressivité yi wala dara non nous on attend mais attente boobu benn moment aussi ça devient un peu trop quoi. mot de la
ñu gën a góorgóorlu actuellement parce que xam nga surtout ci feebar bi ñu toll ak moment bi coronavirus dafa nekk feebar bu yéeme xam nga tax mu yéeme dafa rusul kenn rusul nga weex rusul nga xonq rusul nga jaune rusul nga nekk borom barke rusul nga nekk sëriñ rusul nga nekk taalibe rusul nga nekk européen wala australien wala lu mu mënti doon feebar bi dalay dugg te du caaxaan ku bàyyiwul premier ministre Canada temps yi passé dañu ko quarantaine parce que jabaram moo ko amoon d'accord le prince Charles bi ñuy wax kan moo ko gën a féete fenn fi ci day waay est-ce que yaa ngi may dégg ak ñeneen ay entraîneurs de football yu mag ay joueurs de football yu mag qui perçoivent des millions et des millions par mois feebar bi da leen dal kon ñun sénégalais bu ñu ko sàgganee wala ñu jël ko muy lu oyof dafa mel ni dañu inconscient bi ñu des mooy état bi foo ñu jàppale ko ci liggéey bi muy def parce que tamit naa la wax benn affaire de gis nga yuuxu mën naa jibe foo xamante ni doo ko yaakaar te loo ko sàggane ëllëg feebar bi dina la wan ni da nga ma sàggane woon mais fallait me prendre au sérieux li ñuy tere ñu bàyyi ko bu ñu toogee confinement bi rek tuuti rek moi je pense muñ bu ndaw la et après ça va passer je pense que daal loolu mooy sama appel à tous les Sénégalais ñu jàppale ñu xam ni feebar bi ñun ñoo koy fajal suñu bopp ñun ñooy ñàkkante ak moom ñun ñoo ci def suñu kéem kàttan ba yàlla dimbale ñu incha allah.